Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. S'il vous plaît ñu ñëw tontu ki nga xam ne moom mooy xale bu xamadi boobu noonu yabaate réew ce poltron de Antoine ñàkk jom yabaate xamul boppam quoi parce que comme il ne respecte pas les Sénégalais ñun tamit waruñ ko respecter parce que le respect est réciproque voilà ñun mënuñoo am benn ministre de l'intérieur boo xam ne dafay génn di saaga Sénégalais yi di leen taxer de terroristes di jaay xamadi wax ak Sénégalais yi nuyu sax mënu leen ko def quoi di jaay bew ak réew dinañ la wan ne la fi nga toog di fa liggéeyee sa baay Macky Sall teg la fa ñun ñoo leen di fay yéen vous nous devez beaucoup de respect nit nag soo xamul sa bopp dañ lay wax sa bopp quoi voilà donc ngeen partager maximum de partage parce que man dama mer sax instant bii nii ba nga xamante ni yàlla bu ma fi wax sax lu ñu may xeebee maa ngi koy ñaan yàlla quoi parce que arrogance bii nii ma gis ci Macky Sall ak ñi ñu àndal seen xamadi gi ñu nekkee il faut ñu wan leen carrément ne leen yéen mënalu leen nit ñi dara te Sénégal moomu leen ko voilà démb dafa génn ne dafay def discours te discours boobu noonu waru ko woon a def moom discours boobu président Macky Sall moom moo ko waroon def lii mooy wane ne moom il est irresponsable parce que mënoo nekk ci benn dëkk bi di tàkk pendant des jours nit ñi di dee nga ne yow mënoo génn pour def adresse à la nation wax ak sa dëkk wan leen carrément ne leen lu fi xew maa ngi koy naqarlu wala maa ngi koy ñaawlu loolu yëpp li ko waral mooy ils veulent liquider coûte que coûte un adversaire politique muy Ousmane Sonko dem boole ak benn xale bu jigéen bu ñuy wax Adji Sarr seen deal bi toj ñu xam ne dañuy fen léegi nag ñu ne coûte que coûte danañ la jaay doole jàpp la tëj la ci kaso bi ñu convoqué ko kooku di dem tribunal ñu koj ko provoqué ko ne ko da nga def trouble à l'ordre public jël ko yóbbu ko brigade de recherche sénégalais yi yëpp féetewaat ci Ousmane Sonko comme bi ñu ko taqalee viol nu ñu ñëwee woon rangé wu derrière Ousmane Sonko di ko jàppale di ko soutenir bi ñu ko jaayaatee doole tamit jiñ ko trouble à l'ordre public ak manifestation non autorisée sénégalais yëpp dañoo ñëwaat taxawaat ci côté Ousmane Sonko di ko dimbale di ko soutenir li tax dëkk bi di tàkk yéen xam ngeen ko parce que injustice bi ngeen nekkee la sénégalais yi mënta nangu on en a marre parce que dañoo mënta accepter benn bande d'association de malfaiteurs qui ne fait même pas 0,nangam% de la population accéder au pouvoir ñu jox leen suñu ay doole yëpp ngeen jël doole jooju noonu di ñu ko jaay ñun ne ñun ngeen di xeexal ñun peuple bi nga xam ne ñun ñoo leen fal teg leen fi ngeen nekk di leen fay ak suñu ay impôt ngeen bëgg ñu fontoo di ñuy jaay ay arrogance dëkk bi buy tàkk le seul et unique responsable mooy Macky Sall te il va payer les pots cassés tôt ou tard te gis nga manifestation yi ñi di am au Sénégal ak violence yu fay am ñun duñ ko cautionner de suñ sañoon du am mais ñoom ñoo violent ñoom ñoo ko causé parce que ñoom ñooy tooñ nit ñi jël benn adversaire politique boo xam dafa set wecc nekk gor jotewul ak yow dara parce que dafa am ay ambition présidentielle parce que dafa leen a gën a jub gën leen a baax gën leen a yiw ëpp leen xam-xam gën leen baax programme bëgg a changer système bu fi nekk muy système bu bon bi vous vous sentez menacé parce que xam ngeen ne kooku bu faloo du leen arranger parce que ay sàcc ngeen seen scandale yi ngeen def sàcc alalu Sénégal toroxal sénégalais yi xam ngeen ne bu Sonko falee vous allez rendre compte loolu ngeen ragal moo tax ngeen ne coûte que coûte di ngeen éliminer Ousmane Sonko sénégalais yi duñu leen may loolu dafay yomb bu fekkee yéen moom Sénégal nañ ci dem billahi wallahi tallahi nañ ci dem yéen mënalu leen nit ñi dara ay menaces ak ay yéen lan leen ay kaso ngeen am kaso te man bu ma nekkoon Sénégal lu may waxee nii noonu laay waxee xam nga lan ngeen di def nit ñi jàpp tëj ci kaso gi yéen du ngeen tus billahi wallahi wa tallahi bu ngeen foogee ne man ngeen intimider nit ñi wala man ngeen tere nit ñi wax seen xalaat billahi da ngeen di fen Antoine Diome boo foogee ne yow yaa sa patron Macky Sall sa baay Macky Sall bi ngay tarbi yi di ko sukkal di raamal mu lay sant ay sale boulot nga koy def su fekkee da ngeen foog ne yéen man ngeen intimider sénégalais yi vous vous trompez yéen a gën a tuuti ci Sénégal yéen da ngeen a gën sénégalais yi wala yéen ñan lan ngeen gënee sénégalais yi ak lan ngeen ëppale sénégalais yi ba tax
ngeen di toog ci télé bi di menacer sénégalais yi di leen jiiñ ay terroristes te yéen yéenay terroristes yu mag yi yéen yéenay terroriser sénégalais yi instant bi yéen a jël gendarmerie jël police làqatu ci seen ginnaaw jël justice bi làqatu seen ginnaaw di toroxal sénégalais yi di toroxal gor ñi te joteewuñu ak yéen dara Ousmane Sonko lan la def ba war a dem brigade de recherche laay laaj loolu la sénégalais yi mënta accepté kon yéen xam ngeen ne nekku leen ci dëgg parce que su ngeen nekkoon ci dëgg manifestation yi du am mais jàpp benn doomi aadama boo xam ne joteewul ak yéen dara ngeen jàpp ko jaay ko doole tëj ko ci kaso bi foog ne noonu lay yombee mais loolu du yombee noonu mais yéen yéenee ñan yéen da ngeen a foog ne sénégalais yi dinañ nangu Macky Sall Antoine Diome Samba Sall Bassirou Gueye Moustapha Niasse ñu bëgg a taal Sénégal yéen da ngeen a foog ne loolu ñun dinañ ko nangu ñun toog di ko seetaan Samba Sall doyen des juges Antoine Diome ministre de l'intérieur Moustapha Niasse président de l'Assemblée nationale ak majorité bi mu àndal ak ñi ànd ak Macky Sall di ko jay di ko jàppale ci yu bon yi muy def yéen yéen a gën a tuuti ci Sénégal da ngeen a foog ne ñun dañuy toog di leen seetaan yéen ngeen di def lu leen neex foog ne yéen a moom réew mi vous vous trompez Sénégal bu tàkkee ñi ma tudd nii ñoom ñooy responsable yi Bassirou Gueye boobu noonu ma leen di wax mooy le procureur ki nga xam ne dafa jege ki réer di Macky Sall nga xam ne dafa nekk fii dalalil mubin kooku li am nii tey Sénégal bu tàkkee moom si la bokk Samba Sall doyen des juges si la bokk président Moustapha Niasse nekk président de l'Assemblée nationale nekk mag waroon a gis Macky Sall ak ñi mu àndal di def lu bon mu tere leen ko parce que ñooñu ay moromu doomam lañ moom tamit il est responsable Antoine Diome bii nii nga xamante ni benn marionnette la dañ koy manipuler un petit jeune magistrat de rien du tout il se permet taxaw devant les Sénégalais di saaga nit ñi di xaste di tëkkuwaate yow yaay kan bay menacer nit ñi yow ñun xam nañ lu tax ñu fal le ministre de l'intérieur lu tax ñu fal le ministre de l'intérieur lan la pour dissoudre le parti Pastef pour yàq programme bi nga xamante ni moom la ñu Ousmane Sonko proposé nga foog ne loolu dina yombee noonu billahi wallahi tallahi moomu leen Sénégal waxu leen dëgg seen bopp ngeen di nax xam nga yow lañ boole woon ak Karim Wade nga nekk substitut du procureur spécial pour l'enrichissement illicite contre l'enrichissement illicite quoi mooy CREI cour de répression contre l'enrichissement illicite dañ defoon fa Alioune Ndao yow yaa nekkoon substitut procureur bu Alioune Ndao pour la liquidation de Karim Wade léegi vous avez réussi à liquider Karim Wade léegi ñi jógee fa nga nekk agence judiciaire de l'État pour la liquidation d'un autre adversaire Khalifa Sall léegi vous avez réussi à liquider Khalifa Sall léegi nag Ousmane Sonko moo leen dese pour yéen Ousmane Sonko moo Khalifa Sall ak Karim Wade ñoo yem ñoom ñëpp ay sénégalais lañ nag wax dëgg yàlla waaye du benn kii toute une génération ñoo nekk ci gannaawam kii espoir la yaakaar la duñ leen seetaan ngeen koy sànkee noonu di ko toroxalee noonu bu ñu sañoon pëna du tàkk bal du tàkk coow du jub mais gis nga nit ñi des fois da ngeen leen di pousser ba ñu sës ba bu ñuy yàq wala ñuy régler seen bopp seen problème nu leen neexee lañ koy régler parce que nit ñi mënuñoo nekk Sénégal ñu bokk réew mi ñun ñëpp ngeen accéder au pouvoir jàppee réew mi seen bopp jàppee réew mi nag di ko tong-tong yéen i neen yéenay am jàmm seen gars yi di def ay conneries yu nekk di def ay scandale yu gën a mag ngeen toog di seet ñi Sénégalais yi ngeen bëgg Sénégalais yi toog di leen seetaan mais loolu dafa mën a nekk mais dëkk yu tàkk ci àdduna bi yëpp ci Afrique partout lan moo ko taal mais injustice bii nii moo ko taal népotisme bi moo ko taal Aliou Sall di rakki Macky Sall sàcc fi 6 000 milliards moog Franck Timis lekk xaalisu sénégalais yi di tabax ay kër yoo xamante ni comme château ci banlieue bi nga xam ne pauvreté mu ngi leen di bëgg a rey di tabax ay école di ko tuddee xaw ma papaam ak yaayam Mamour Diallo sàcc suñ 94 milliards ak yeneen scandale ay ñoom Siré Dia Seydina Fall Bougazelli nan la def faux billet lañ ko jàppee flagrant délit yóbbu ko kaso tëj ko 6 mois génnee ko te ba léegi waxuñ ñu lu tax ñu génnee ko ci yan condition lañ ko génnee
ak yeneen dossier ay ñoom Mame Mbaye Niang Prodac parce que ñooñu ils sont avec Macky Sall le président de la République Macky Sall génn il ose nous dire ne moom dossier yu bëri da ciy teg kuddam mu toog a 31 décembre bi passé ne am na sénégalais yoo xamante ni bu ñu leen jàppee réew mi tàkk ñu jàpp Ousmane Sonko réew mi tàkk jàpp bu arbitraire nga ne yow doo dellu ginnaaw mais loolu xanaa jàkkaaroog sénégalais yi saaga leen ndey moo ko gën nga ne doo mas a dellu ginnaaw parce que yow sa objectif yaag ñi nga àndal muy sa procureur de la République ak sa doyen des juges Samba Sall ak sa ministre de la justice Malick Sall ak sa poltron boobu noonu boy bi bu ndaw boobu noonu yabaate bu bëgg a dee Antoine Diome mooy yéen seen objectif mooy Ousmane Sonko ne doit pas être candidat en 2024 te defu leen dara mais loolu du yombee noonu yéen mënu leen a jël nit ñi di leen yàqate sénégalais yi toog di leen seetaan lu tax ngeen di yàq doomi aadama yi te yéen ñu bàyyi leen ngeen am jàmm créer seen parti dem élection sénégalais yi fal leen ngeen am jàmm Ablaye Wade defalu leen dara lu ñaaw te Ablaye Wade mënoon la jaay doole emprisonné la te Ablaye Wade lu mu la doon toppee noonu mooy blanchiment de capitaux loolu tey bu ko sëñ Baara ñaanu toon tey Wade bu ko neexee mu dóor la ci kaso gi doo nekk candidat bay nekk président de la République léegi nag nga ñëw yow war a xam sa bopp xool fi nga jaar yëpp ni mu méttee bi la Ablaye Wade bëggee tëj nga dem Touba di jooy l'honorable député Abdou Bara Mbacké Dolly nee na mu ngi yore vidéo bi fi nga demee di jooyee naan Ablaye Wade daf may tëj léegi sëñ Bara intervenir Ablaye Wade dégg ndigalu sëriñ yi baal la léegi nag yow nga ñëw respecté woo Sénégalais yi respecté woo kilifa diine yi sëñ Mountakha ñaan la faale woo ko sëriñ ñi ñaan la faale woo leen dégg dëkk bi di toj di takk respecté woo kenn faale woo kenn mais xanaa sa réew boo jiitee réew benn xale bu deeyee sax war nga mën a génn xanaa jàlle sax ay parents yam naqarlu li xew ci dëkk bi mais jiite ay nit mel ni ku jiite ay xar dinañ leen wan ne yéen Sénégal moomu leen ko billahi wallahi taala du menace du dara mais ñun dañuy résister parce que résistance constitution bi moo ko mayee mooy fekkee oppression dafa am jógee ci nguur gi da nga am droit pour résister bu ñu sañoon nag encore une fois violence du am dafay nekk résistance pacifique mais nag violence bu amee yéen a provoqué nit ñi à la violence parce que yéen a wax ne coûte que coûte Ousmane Sonko di ngeen ko sànq te Ousmane Sonko lu leer la wax na la ko ñaari yoon nee na la bés boo ma naree tër ne danga may rendi sa loxo yi dina taq mais Macky Sall yaay kan comme ni koy xale yi di waxee tie kii mais lan moo xew convoqué nit muy dem tribunal préfet bi wàcc di wax ak ministre de l'intérieur di wax ak le procureur ne leen provoqué leen ko bu leen ko bàyyi mu dem suñu demee ba ci kanam mu dem këram bu demee këram ñu yónnee ko mandat d'amener pour toroxal ko parce que waxoon nañ ne du dem am ay kilifa yu ko ñaan mu am kilifa lool société civile bi toutes les forces vives de la nation ñu ci bëri ak ay am di jàmmam ñëw ñaan ko na ko demal référer à la convocation du juge loolu moom moo gën mu déggal nit ñi di dem parce que yéen bëggu leen woon mu dem da ngeen a bëggoon mu toog këram ngeen toroxal ko muy dem ngeen teg seen deal ne dañ ko provoquer pour coller ko yeneen motif mais Ousmane Sonko nekk dans l'administration yàgg fa am expérience daf 15 ans xamante gars yëpp ñu koy informer am ay renseignements généraux yu koy informer ne ko waa APR ils ont recruté des nervis pour ñu dal ci sa cortège bi toroxal la nga xamante ni su boobaa yow mën nañ laa sax rey su ko defee ñu ne non ay sénégalais yi doon xeex la dañoo jotee voilà camp bi ak camp bële la y a un mort d'homme léegi ñu ubbi procès def seen ay tappale jël gars yi denc leen ci kaso bi quelque temps après génneewaat leen Ousmane Sonko moo leen ëpp bopp ku yàlla texeel mindeef mënu ko fexeel il faut ngeen accepter ne Ousmane Sonko li ko yàlla mayu leen ko yéen amu leen xorom amu leen personnalité amu leen classe amu leen benn capacité sax pour gérer réew parce que Macky Sall dafa fragiliser suñu institution yi Macky Sall nan la mën a jëlee un jeune magistrat comme Antoine Diome nga xam ne amul benn expérience lu dul moom bi ñu koy
dugal ci CREI yi dañ ko dugal pour répression un jeune magistrat boo xam ne yow répression nga commencé pour topp ay nit acharné wu ci ay kaw nit jaay doole loolu lañ la formé bi ngay commencé loolu nga commencé ñu jël la di la teg à la tête d'un ministère de souveraineté muy ministère de l'intérieur mais ministère de l'intérieur boo fay teg dañ fay teg ko am expérience koo xamante ni bu coow amee dafay génn mu apaiser mais un ministre de l'intérieur boo xamante ni dafay ñëw il met de l'huile sur le feu fekk safara di tàkk nga jël diwlin sotti si safara si wala nga jël essence sotti si muy gën a jax-jaxi di menacer nit ñi di tëkku nit ñi naan ay force restera à la loi encore une fois su fekkee da ngeen a foog ne man ngeen a naawal Sénégalais yi wala man ngeen intimider Sénégalais yi vous vous trompez yéen lu ngeen def moo gën a ñaaw gën a salte gën a bon yéen a ngi wax ne yéen a yore maintien de l'ordre ministère de l'intérieur ak sa préfet nga xam ne moom benn poltron la ñu koy jox ay instructions muy def di jaxase dëkk bi dem recruter ay nervi yi yore seen ay yet seen ay 4x4 oto yoo xamante ni c'est des voitures de l'administration ñuy semer la terreur ci dëkk bi yore ay yet di dóor ay nit devant la police devant la gendarmerie mu oote RFM naan ñooñu c'est des civils di fen c'est de la haute trahison loolu comment un ministre de l'intérieur peut mentir sa nation comme ça son peuple comme ça mais loolu c'est flagrant dafa leer nañ ñëpp gis nañ nervi yi di ko ñaawlu ba bëgg a dee devant la police devant la gendarmerie mais naka la ñuy amee benn gouvernement bu ñu jiite ba pare di créer ay milices yoo xamante ni dañ leen di jox ay armes pour ñuy dal ci kaw nit ñi di toroxal nit ñi di semer la terreur di def liggéeyu police ak gendarmerie sax xanaa duñ jël nit ñi di leen dóor fan ngeen mës a gis a gum police sénégalaise ak gendarmerie sénégalaise les forces de l'ordre yore ay yet di dóor ay nit ci manifestation dinañ yore ay liif su fekkee dañ leen a menacer mën nañ utiliser force di dóore mais jël ay nervi recruter leen mu nekk lu ñaaw loo xamante ni Sénégal yëpp a ngi koy ñaawlu ñoom ñu génn di ko cautionner ñoom ñi nga xamante ni ils sont censés nous protéger ñoom ñoo yore suñu protection suñu sécurité ñoom ñoo créé ñoom ñoo formé seen milice créé seen ay nervi teg ko ci digg Dakar pour xeex ak manifestants yi moo tax kilifa bu Y'en a marre lu mu wax dëgg la parce que nervi yi dañ ko menacé mu ne man ku dul policier wala gendarme boo ñëwee bëgg a jël sama bakkan bëgg maa faat dinaa rayante ak yow parce que dañuy pousser nit ñi sax pour ci violence quoi parce que ils sont violents Macky Sall violence la xam moog ñi mu àndal doole lañ xam jaay doole respecté wuñ droit wu doomi aadama yi moom moo fi demoon Fatick voté sans carte d'identité Macky Sall xam nga ne sénégalais yi su fekkoon dañoo nekk benn peuple bu mûr di sellu nit duñ fal Macky Sall parce que moom moo demoon Fatick jaay doole en étant premier ministre de la République di jaay doole dem Fatick voté sans carte d'identité moom moo ko fi defoon léegi loolu la continuer ba léegi bi mu nekkee président lépp lu muy def force la koy defee doole la koy defee respecté wul droit wu nit ñi mais yéen mas ngeen a gis tey un doyen des juges autant pour moi mu ñuy wax Samba Sall parce que moom complice su Macky Sall la dafay jàppale Macky Sall ci liquidation wu ay adversaires politiques muy jalgati yoon mu leer naññi ñëpp di ko gis même ñi nga xamante ni jànguñ droit sax xam nañ ne nit ku nekk tey sa avocat dafa war a teew bu ñu lay entendre que ça soit à la gendarmerie à la police wala devant un juge ñu jël Ousmane Sonko enlever ko 4 heures du matin kenn xamul fan lañ ko yóbbu nit ñi di ko wër ba 9 heures ñu koy soog a gis ay avocats yam bëgg a dugg ñu téye leen ci bunt bi jalgati yoon waaye yàgg nañoo jalgati yoon def nañ ko ci Karim Wade donte Karim Wade sénégalais yëpp bëggoon nañ mu rendre compte waaye dañ ko jaay doole acharnement la woon mu def ko ci Khalifa Sall
cour de justice de la CEDEAO condamné Sénégal ci àtte boo xamante ni jaarul yoon ci ñàkk respecté droit wu Karim Wade ak Khalifa Sall Macky Sall ne je m'en fous mook ay juge am xotti sànni fële ne seen yoon nekku ci li leen soxal rek mooy ne ñii nañ leen liquider parce que dañuy tere am Macky Sall deuxième mandat léegi nag ñu ñëw ci Sonko parce que Sonko mooy tax Macky Sall du am troisième mandat wala su fekkee Macky Sall du am troisième mandat mooy tere Benno Bokk Yaakaar teg seen candidat pour toog ci réew mi ba 2035 comme luñ seen programme boobu noonu ñu am. ngeen foog ne sénégalais yi dinañ nangu lool yéen sénégalais yi dañ leen a vomir sénégalais yi bëggatuñu leen parce que vous n'êtes plus populaire amu leen benn popularité te xam ngeen ne sénégalais yi dañoo sonn les sénégalais sont fatigués boo gisee manifestation yi bu ñuy toj Auchan yi di toj yeneen magasins yi mais am na sénégalais yoo xamante ni dans la banlieue mais da ngay xam ne ñii tu sens nettement que ne ñii ils ont faim dañoo xiif ay saako ceeb la ñuy jël ñii di jël ay meew ñii di jël ay bonbons ñii di jël ay boissons di naan am na benn boy bu ñu génnee mu téye boisson ni jus di ko naan ak ay bonbons yam parce que moom jënd jus problème am la parce que bu amee 1000 francs moom ah dina tal leneen lu dul dem di ko jëndee jus di ko naan am na yeneen priorité sénégalais yi mënuñoo sax xiif lekk ba suur mënuñoo naan ba màndi pour ñu am luñ jëndee jus d'orange wala jus de fruits yi naan ko sax c'est tout un problème loolu wane na ko ci manifestation yi wane na ne sénégalais yi pour ñu am saako ceeb problème la kon manifestation bi du wax Pastef rek mais dafa am ñoo xam ne dañoo frustration bi dafa yaatu c'est partout dañoo profité ci occasion bi pour le départ de Macky Sall parce que dafa toroxal sénégalais yi li tax ñu teg ko ci réew mi def ko répression la fi nekkee jaay doole ku ànd ak moom am jàmm ku àndut ak moom doo am jàmm mais pour lan ñoom ñooy ñan Sénégal ñun état de droit lañ soxla dañoo bëgg ku nga xamante ni dafay consolider suñu démocratie bonne gouvernance transparence ñun loolu lañ soxla te programme boobu lañ gis ci Ousmane Sonko te mënu leen fexe ba empêcher nit ñi pour ñu ànd ak Ousmane Sonko loolu mënta nekk sénégalais yi wan leen carrément ne leen yéen représenté wu leen dara ci dëkk bi Ousmane Sonko lañ gëm tey bu élection amoon tey ñu jaarale ko ci yoon Ousmane Sonko day gagné élection yi parce que benn opposant boo xamante ni dañ ko jàpp jaay ko doole te ñëpp xam ne lan ban objectif lañ am mooy liquider Ousmane Sonko pour mu bañ a nekk candidat sénégalais yëpp wàcc di ko jàppale bi ñu ko jiiñoo viol toutes les forces vives de la nation ñëpp société civile les activistes les marabouts ñëpp jóg dem ànd ak moom wane ne affaire bi deal la affaire bi nekk ay fen yu leer nañ ñu xam ne dossier bi dafa vide ñu ne nañ ko takkal leneen dossier bi bu vide toon juge boobu noonu di Mamadou Seck dina désister ci dossier bi parce que fameem ñoo ko wax na ko Mamadou Seck da ngay dee bërki démb rek la sa waajur génn àdduna te lu mu yàgg-yàgg di nga ko fekk ji ñii sale boulot bu ñu la nar a def loo bu ko nangu Mamadou Seck désister delloo dossier bi Samba Sall nag nga xamante ni moom mooy complice su Macky Sall bu mag bi nag moom jël dossier bi ne moom daf koy jéngu waaye ñu ngi lay fàttali ne gis nga alayhi salaam bi ahkamil hakimin yàlla mooy ki nga xamante ni moom mooy attekat bu mag bi te bu ngeen deeyee yéen ah yàlla dina leen atte ndax wa kullu insanin alzamnahu tairahu fi unuqihi wa nuxrija lahum yawma alqiyamati kitaban yalqaahu mansura iqra kitaabak képp koo xam ne da nga nekk ci àdduna bi di jëf moo xam mu nekk jëf yu rafet moo xam mu nekk jëf yu ñaaw boo demee àllaaxira yàlla daf la koy takkal téere mu mel ni maxtuum yi nga xam ne moom lay murid di takk soo demee ñu ne la ubbil sa téere bi dafay ubbeeku sax automatiquement ñu ne la liiral sa jëf yi nga def yàlla dina la wax ne la yow yaa doon juge yow kaay di nga xam ne man maay juge bu mag bi yow des corrompus magistrature bi fu mu nekk nii kenn respecté tu leen Sénégal koo wax ñu ne justice bi amul indépendance yàq deru juge yëpp te pourtant am na des juges intègres des juges yoo xamante ni kenn mënu leen a corrompre mais ñooñu tey kenn du leen jox yenn dossier politique yi
parce que ku leen jox dossier politique yi dañuy bañ ñooñu nekkuñ dara tey dañ leen di affecté dans les régions di leen affecté au fin fond du Sénégal ku nangoo defal Macky Sall sale boulot dina la def doyen des juges wala ñu def la procureur de la procureur de la République moom du procureur de la République parce que moom mooy procureur de la réccu publique pro Macky Sall la Macky Sall mooy ki nga xam ne dafa bew dafa réer justice boo xamante ni sénégalais yi kenn amu ci yaakaar koo wax ñu ne la justice bi amul indépendance ba juge dem démissionné ne je démissionne d'une justice qui a démissionné damay démissionné ci justice bi nga xamante ni moom moo démissionné Téliko jiite AMS Amicale des magistrats du Sénégal chaque jour mu ngi dénoncé seen ñàkk indépendance gi ba temps yi la ñu ngi ko fi doon jéem a créer gis nañ fi ñaari magistrat mooy magistrat bi nga xamante ni moom mooy président cour d'appel bu Kaolack ak beneen magistrat di saagante ndey di weerante jëfuur mel ni ay dëmm kenn ki naan ko yow corrompre nañ la fi nga libéré fi ay nit ñoo xamante ni dañoo rey nit nga libéré leen parce que dañ laa corrompre loolu scandale bu ko gën a mag dafa am ana coow loolu déggati ngeen ko ay magistrat yuy xuloo seen biir di saagante di weerante di sulliwante ay mbóot kenn ki tuumaal ko tuumaal bu rëy ne ko libéré nga ay ñoo xamante ni dañoo rey nit ñu fay la xaalis nga libéré leen te coow loolu nëppal nañ ko léegi justice boobu ngeen bëgg ñu ñuy wóolu ko justice bi nga xamante ni ku ñuy wax Wuri Diallo di jaaykatu faux médicaments un grand trafiquant de faux médicaments justice boobu moo ko libéré justice boobu moo libéré ñoom Dame Amar ñi nga xamante ni détention de drogue lañ leen inculpé ak non assistance à une personne en danger mu am mort d'homme bravé couvre-feu benn agent de la police escorté leen un agent assermenté ñu corrompre ko mu escorté leen délit yooyu yëpp ñu teg ko ci seen kaw ñu def 8 mois ñu bàyyi leen parce que ay doomi borom barke lañ justice boobu mooy jàpp ñi nga xamante ni juin yamba lañ doon tox tëj leen ci kaso gi fàtte leen fa justice boobu moo libéré Bougazeli nga xamante ni député la ñu fal ko am ci moom yaakaar mu trahir sénégalais yi dem di trafiquer faux billets kan moo ñu wóor nañu Bougazeli nekk toon di jël faux billets yooyu di ci financer campagne yu Macky Sall bi passé bu 2019 bi daf ñoo wóor ñun lan moo ñu wóor ne financé wu ci élection législative yu 2017 yi ba nekk ci député justice boobu noonu moom moo jël Alioune Sall mi nga xamante ni suñ 6 000 milliards la sàcc parce que rakki président bi la mu blanchir ko blanchiment mu Diallo nga xamante ni seen càcc gi c'est avéré dafa leer nañ ñi ñëpp di ko gis léegi justice boobu nag moom la ñuy jël di ko utiliser contre ay opposants wu Macky Sall nga xam ne defuñ dara lu dul ay ambition lañ am délit d'ambition justice boobu ngeen bëgg ñun ñu wóolu ko ñun ma ne le combat continue résistance bi dafay continuer Sénégal dafay baax ci nii wala mu baax ci nee dëkk yu baax yëpp dafa am révolution pour mën a tegu ci yoon France avant muy baax dafa am révolution 1789 États-Unis am révolution ay nit dee ci dëkk bu ñuy dendal bërki démb Mali dañoo def seen révolution pacifique armée bi dem jël pouvoir bi génne Ibrahima Boubacar Keïta dàq ko ci xaj Algérie dañoo def révolution Tunisie Ben Ali lañ nekkaloon comme Ben Ali moom la tunisien yi mën a réussir pour dàq ko ci dëkk ba nga xamante ni dictateur bu soxor la woon demoon na ba réussir sur 3 Algérie sur 3 Tunisiens un policier moom état policier la amoon 3 Tunisiens boo gis benn policier te Sénégal 100 policiers wala 100 forces de l'ordre boo boolee police ak gendarmerie 100 forces de l'ordre sur 1 million de Sénégalais la comme que Ben Ali mi nga xamante ni réussir na pour teg 3 Tunisiens
un policier sur 3 Tunisiens un policier moom la Tunisiens yi mën a dàq génnee ko dëkk ba waxuma la ak Sénégal le peuple est souverain su fekkee ne da ngaa foog ne da ngaa yore doole parce que yow da nga jël justice bi teg ci sa loxo jël police teg ci sa loxo jël gendarmerie teg ci sa loxo ñemewoo jamais jàkkaarloog sa adversaire xeex ak moom mais il faut nga jël police làqatu ci moom ak gendarmerie ak justice bi pour ñu defar la sale boulot pour nga mën a éliminer sa ay adversaire politique su fekkee ne da nga foog ne ñoo ëpp doole peuple bi da ngay nax sa bopp peuple bi bés bu déterminé woo ne yow da ngay jógee ci bopp réew mi da ngay jógee ci bopp réew mi parce que justice peuple boobu ñoom ñoo la teg ñoo la fal te bi nga bëggee falu da nga doon neexal peuple boobu noonu pour mën a falu di leen fen di leen wax yoo xamante ni dafoo ci dara Abdoulaye Wade moo la gën Abdou Diouf moo la gën Senghor moo la gën parce que au moins Senghor moom bu tëjee adversaire politique am tamit dina bàyyi yow nga nekk candidat au moins Abdou Diouf bu tëjee adversaire politique am dina bàyyi nga nekk candidat Abdoulaye Wade au moins bu tëjee adversaire politique am dina bàyyi nga nekk candidat waaye yow da ngay ñëw ne da ngay tëj nit ñi pour yàq seen àdduna yàq seen casier judiciaire ba ñoom dootuñ mën a voté ti dootuñ mën a voté dootuñ éligible noonu la def Karim Wade parce que code électoral bi ñu ci nekkoon mooy kuñ condamné 5 ans dootoo mën a voté léegi mu demaat utiliser majorité mécanique am bi changer code électoral bi pour combattre Karim Wade rek de ne léegi ku mënta voté avant ñuy condamné Karim Wade de mu ne ku mënta voté doo éligible doo mën a bokk ci benn élection uniquement pour liquider ay adversaires politiques moom dafa yéeg rek commencé def répression di venger wu su fekkoon sax moom dafay def ay règlement de compte jéem a taxal benn adversaire sax tëj ko sax ñu ne bon injustice la garaawul après ñu génnee la nga mën a éligible mën a bokk ci élection mais moom jubluwaayam moo garaaw moom objectif am toujours mooy daf la bëgg a yàqate ba nga yàqu moom da lay yàq def na ko Karim Wade def ko Khalifa Sall def naa la dama lay jàpp tëj la ci kaso gi ba pare yàq la ba nga yàqatoo dama lay yàq écrasé Macky Sall dafa bon xolam bi baaxul billahi wallahi tallahi chaque jour ma wax leen ko Macky di nga dégg gaayam mi naan Macky liggéey na lii def na fi nangam mais doo dégg sax ñu ne baax na man su ma sañoon du ma wax nit ne dafa bon billahi wallahi tallahi mais Macky Sall nekkul nit ku baax parce que day yàqate nit mais lan mooy ndey loolu lan moo tax ñu war a nangu loolu ñun mais nañ ko wan carrément ne ko yow le Sénégal ne t'appartient pas Sénégal moomoo ko Sénégal nekkul ne yow ku ànd ak yow rek moo war a am jàmm wala ku sant Faye wala ku sant Sall moo war a am jàmm ma ne affaire yi Sonko bii nii occasion la pour Macky Sall respecter Sénégalais yi kenn incité wu defu fi incitation à la violence am na ay naafeq yu toog naan gars yi dañoo nekk bitim réew pour di taal dëkk bi bu tàkkee kenn moo koy taal te xam ngeen ko mooy Macky Sall am leen courage ngeen wax ko ñi ko war a ñaan nañ ko waa Touba génn nañ ñaari sëñ Abdou Samadi bu sëñ Abdou Lahad ak bu sëñ Souaïbou wax nañ carrément na sëñ Mountakha oo na Macky Sall pour bu fay coow li Macky Sall bañ faalewu ko lànk respecté wul kenn maa ngi lancé appel nag Alaaji Mansour Mbaye dama koy tudd suñu maam la communicateur traditionnel yi moo leen jiite na jël responsabilité am dëkk baa ngi tàkk mu génn wax parce que bu ñuy wax communicateur traditionnel lii moo taxoon di dox ay tànk jàmm nekk médiateur bu réew mi di tàkk ñu génn wax ci tranché ku tooñ ñu ne ko yow yaa tooñ mais mënu leen a gis nag benn waay bu yore yetam di dóore ba pare ngeen bëgg a ñëw taxaw di ko seetaan il faut ngeen ñëw wax ko ne ko bàyyil sa dóore yi ba pare soog a yedd sax ki nga xam ne moom lañ doon dóor su fekkee moo tooñ te Macky Sall moom doo ko tooñ doo ko def dara moom dafa yore dooleem rek ñëw di dóore te kenn defu ko dara loolu dafa war a jeex Sénégal ñëpp ko bokk état de droit la démocratie lañ ko sampee te démocratie boobu ay nit ñoo ko xeex ba Macky Sall ñëw man cee nekk président de la République du ñu nangu nag Macky Sall ñëw nekk baa doole jógee ko fële ñu jox ko nguur gi muy jàpp nit ñi di leen toroxal loolu il n'en est pas question kenn waru kaa nangu et puis Macky Sall dafa baa doola xam nga baa doola mënta weesu yow tu es parti de rien
tu es issu d'une famille très pauvre comme man sa papa jógee Fouta dem Fatick ci kër Macky Gassama ex maire de Fatick nekk gardien xam nga ne ku am xaalis doo nekk gardien donte ñun xeebuñ kenn ah parce que nit ñëpp ñoo yem du dañuy respecter nit parce que dafa am xaalis du dañuy ñàkk respecter nit parce que dafa ñàkk mais dañuy wax dëgg ji su c'était pas évident nga nekk président de la République sa papa dem nekk gardien bu wala concierge bu ex maire bu Fatick sa turandoo di Macky Gassama boobu Fatick nekkagul région parce que Fatick ñu ngi koy érigé en région en 1984 par Abdou Diouf boobu région wu Sine Saloum moo amoon Fatick Kaolack nekk capitale bi nga juddoo foofu kër Macky Gassama jàng ci école primaire publique bi dem lycée bu Kaolack temps yi lycée bu ma nga tudd Gaston Berger parce que boobu université Gaston Berger amagul bi université Gaston Berger amee lañ jël tur bi yóbbu ko Saint-Louis jël Valdiodio Ndiaye nga xam ne doomi Kaolack la tuddee ko lycée bi yàgg dox di jàngi yàgg sonn xam lan mooy coono dem université daj lu nekk mu métti lool kan moo la waroon a ëpp yërmande yàlla tànn la ci sénégalais yi nga occupé pas mal de postes te gënoo fi benn sénégalais dàqoo fay jàng benn sénégalais mais am nga chance mérite la wax dëgg yàlla parce que sénégalais nga am nga ci droit mais baadoole moo baaxul nekk directeur général Petrosen nekk ministre des mines et de l'énergie nekk ministre de l'intérieur premier ministre président de l'Assemblée nationale dem ba nekk président de la République est-ce que loolu Abdou Diouf am na ko est-ce que loolu Senghor am na ko est-ce que Ablaye Wade am na ko est-ce que Ousmane Sonko mii nii ngay xeex tey am na ko ma ne wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi nit da ngay sant yàlla jaar-jaar boobu yëpp nga am ko te ëppoo kenn mérite ci Sénégal nga ñëw war a nekk ku am yërmande war a yërëm Sénégalais yi war di jéggale di jëllale même bu ñu la tooñee nga ñëw di tooñ ñi nga xamante yaa leen jiite di leen toroxal sa jaar-jaar ku ko xool tey daf la waroon a gis yow nga am yërmande yërëm Sénégalais yi sa baay tey ku ko yeewoon ak sa yaay wax leen ne leen seen doom Macky Sall moo jiite réew ma Sénégalais yëpp mu jiite leen nekk seen président di nommer à tous les postes civils et militaires du ko gëm cortège am bu rombee ak gyropharam dañuy wàcc tali bi abal ko jox ko suñu avion fu mu bëgg a dem ci àdduna bi mu dem fa te du ut visa jox ko palais présidentiel jox ko caisse noire jox ko pouvoir exécutif mu nekk baadoola nag au lieu que mu yem ci loolu mu dem jël pouvoir législatif bi teg ci loxoom di leen manipuler ñoom ñu nangu ko ñàkk fayda dem jël pouvoir judiciaire bi teg ci loxoom ñoom ñu nangu ko ñàkk fayda dem ba yëg boppam ba bew comme Firawna nu mu beewee woon ba ne sax moom il n'a plus besoin de premier ministre soxlaatul premier ministre fecc kóllëre ñu mu àndaloon ñëpp mu dàq leen jàmbu leen gis nga nag yàlla fi ngay demee bay yëg sa bopp foofu la yàlla di toroxalee di la alak Firawna bi mu demee ba yëg boppam ba ne ana rabbukumul a'la yàlla daf ko boole yonentu yàlla Moussa na ko izhab ila Firawna innahu tagha demal ci Firawna ndax moom dafa bew bay woote ne moom yàlla la Moussa boobu moo ñëw renverser pouvoiru Firawna en compagnie de son frère ma ne Macky Sall xamal sa bopp gënoo benn sénégalais te moomoo Sénégal loolu lañ lay wax respectel sénégalais yi joxal sëriñ si cër joxal nit ñi cër waaye boo defee nii sëriñ si du ñu bett parce que yaa fi taxawoon ne les marabouts sont des simples citoyens ci diggante premier tour ak deuxième tour nga njëkk a saaga sëriñ loolu am na réew yoo xamante ni bu doon ñoom ñu respecté seen chef religieux yi respecté seen chef coutumier yi duñ la fal nañ waxante dëgg réew bu nekk nag dafa am ay aada ak ay cosaanam
te Sénégal loolu suñu cosaan la ñun dañu am ay kilifa diine am ay kilifa aada am cohabitation bu jaar yoon bëri ay ethnie te mosul am guerre ethnique ndax ñu ngi kalante suñu biir muy cousinage séeréer bi di tooñ joolaa bi séeréer bi di tooñ pël bi soose beeg saraxule bi di tooñante olof bi di tooñ naar bi naan ko sama naar bi su ko gisee ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm amuñ problème mu xeet ñu dëkk ak suñ mbokk chrétiens yi ñun ñëpp ñu nekk sénégalais yem fa ku nekk am droit gëm li la neex ñii ne man chrétien laa ñii ne man jullit laa donte jullit yi ñoo fa ëpp waaye terewul kenn ëppalewu fa sa morom dara ñu ngi nekk ci jàmm kenn masul dégg ñu ne chrétien yaak jullit yi ña ngay xeex te am na ci yeneen réew yu muy am kenn masul dégg ñu ne séeréer yeeg joolaa yi wala baynunke ak manjaag yi ña ngay xeex wala lébu yi ña ngay xeex ak saraxule yi Sénégal am na ay minorité xeet yoo xam ne minorité lañ mais kenn masul toog sox si sentir yooyu noonu ay koñaajo ay balant ay mankaañ ay basari yooyu yëpp mu ngi Sénégal kon jàmm jooju ñu am tey du Macky Sall mooy ñëw di ñu ko yàqal ñun dañoo bëgg benn président bu responsable boo xam ne dafay ñëw boole Sénégalais yi cohésion nationale am cohésion sociale bi nekk dëgg c'est ça qui nous intéresse nous avons besoin de président boo xam ne day ñëw boole Sénégalais yi mais pas un président boo xam ne day ñëw di xaajale Sénégalais yi di taal réew mi di fa incarner ay affaires yu xeet jëm nañu fi indil ay affaires yu ethnicisme te Sénégalais yi faale wuñ ko def na ko ba sonn te bi mu commencé revendiquer ne moom pël la yàggul bi mu soxlaa réew mi la commencé revendiquer pëlam gi Sénégal da ngay gis ñoo xamante dañuy yore sant pël te duñ sax dégg pël parce que seen ancêtre yi ñoom ñooy nekk pël moo tax des fois nit nga sant Sall wala nga sant Ba wala nga sant Diallo ça ne veut pas dire que da nga war a dégg pël wala dara loolu gis nañ ko fa wala nga yore sant séeréer Diouf Faye ñaata Diouf Faye Ngom ñoo fa nekk te dégguñ séeréer ñaata Sall ñaata Diallo ñaata Ba ñaata Bari ñaata Sow ñoo fa nekk te mënuñoo làkk pël affaire bi du ci ay làkk ak ay xeet loolu du dara ñun ñëpp ay nit lañ ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañ yàlla bi muy wax daf ne wala xadd karam naa bani aadam dafa teral doomi aadama la wax te ne leen inna akramakum indallahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne moom moo gën a ragal yàlla kon ñun loolu ñun ça nous intéresse pas te loolu pourtant ñu ngi ko fi doon commencé di installer Ousmane Sonko mi tam nañ ko fi lu nekk wax nañ ko fi lu nekk ay nangam la ay salafiste la ay gëmul sëriñ yi te pourtant kum neex nga gëm sëriñ kum neex doo gëm sëriñ kum neex nga nekk Ibadu Rahman kum neex nga nekk chrétien kum neex nga nekk jullit kum neex nga ne gëmuma dara constitution bi kenn bindu ci ne da ngaa war a nekk jullit pour jiite réew mi constitution bi kenn bindu ci ne da ngaa war a nekk chrétien pour jiite réew mi constitution bi kenn bindu ci ne da nga war a nekk pël wala séeréer wala joolaa wala saraxule wala naar wala njaago pour nekk président dañ ne da ngay nekk sénégalais am tant d'années mën a wax français mën ko bind donte sax loolu war nañ ko mën a xeex mu jógee fa parce que ñun dañoo war a soxla suñu souveraineté suñu làkk bi ñu jël ko valoriser ko wala suñu làkk yi parce que réew yi développé yëpp seen làkk la ñuy liggéeyee Allemagne est-ce que gis ngeen ay réew yu bëri yuy làkk allemand ci àdduna bi bëriwul Italie réew yi làkk Italie ci àdduna bi dafa bëri te est-ce que tere na leen a développé développement du ci ay langue langue pour véhiculer la pour wax sa soxla nit ñi dégg la loolu rek lay jëriñ voilà donc man daal fii laa yem ak yéen maa ngi doon séntu nag ci Antoine Diome ak Macky Sall mi mu àndal di patron yam ñu apaiser tension bi jéem a xam li nga xam ne moom moo indi problème bi ñu régler ko te parce que ñoom problème bu ñu bëggee mu jeex dina jeex lu war a résoudre problème bi ñoom xam nañ ko bu baax a baax a baax mooy l'arrestation arbitraire de Ousmane Sonko jaay doole bi ñoom ñoo gën a xam loolu moo waral coow loolu bu amutoon lii du am léegi nag fu mu nekk nii ñoom seen objectif lenn la mooy duñ dellu ginnaaw nee nañ Ousmane Sonko lañ bëgg a tëj kaso pour yàq casier judiciaire am du nekk candidat ñëpp xam nañ objectif bi lu nekk def nañ ko affaire bi réussirut jël nañ fi ay journalistes ñoo xam ne ay mercenaires de la plume lañ
ay mercenaires du micro mercenaires du petit écran ñuy wër di yàq der gaayam yi génn di saaga di sànni xeer di enfoncer Ousmane Sonko di jéem a défendre Adji Sarr affaire bi jàllut seen journaliste yi sax noppi nañ fu mu nekk nii seen journaliste mercenaires yi ñoom ñëpp tëj nañ seen gémmiñ ñi fu mu nekk nii bi coow li tàkkee parce que dañoo foog ne ñoom bu ñu waxee ñu taal seen kër buñ demee ba kenn ku nekk di làqatu ne dañuy taal sama kër parce que nekku leen ci dëgg est-ce que ñu ànd ak Ousmane Sonko ñu ngi dem di taal seen kër parce que ñoom ñoo féetee ci dëgg ji donte buñ sañoon kenn du taal këru jàmbur kenn du taal oto jàmbur dañ koy condamné waaye nag lii bu amee responsable bi Macky Sall rek la ak ñi mu àndal di ko jàppale waxuñ ko dëgg pour liquider Ousmane Sonko waaye nag liquidation Ousmane Sonko moom du yombee noonu parce que nit ki boo koy pousse di ko pousse ba mu sës dina jéngu def nga ko Karim Wade mu jàll nga def ko Khalifa Sall mu jàll waaye nag fii lay yem il faut que ça cesse lu fi des nag mooy taxani wala dem tool ñaar yëpp a métti nañ jàmmaarloo ak Macky Sall ñu jëflante ak moom ba mu saf sap fu mu yem neex waaw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen remercier ci partage yi ak seetaan bi voilà Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom lu ñuy wax ni yëpp pour bëgg mu jëm kanam la rek voilà donc mënoon nañoo nekk ci yeneen mais nag dañoo bëgg suñu réew te yonent bi nee na hubbul watani minal iman bëgg sa réew dafa bokk ci jaamu yàlla loolu moo tax ñun ñuy xeex pour suñu réew di wax pour conscientiser sénégalais yi pour di woote jàmm toujours mais Macky Sall nag nekkul nitu jàmm moog ñu mu àndal nit ñi dañoo bëgg jàmm oo nañ leen ci jàmm ba sonn ñu bañ yàlla bi muy yebal Firawna ak Haarun astafurlah bi muy yebal Moussa ak Haarun ci Firawna sax daf leen a wax na leen izhaba ila Firawna innahu taxa fa quulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha dem leen yéen ñaar ci Firawna ndax dafa bew waaye nag su ngeen demee na ngeen waxee ak moom wax ju teey da ngeen wax ak moom ci respect ci dal parce que kilifa la tamit xam nga kon kooku kan moo ko ëpp jàmm yàlla mooy borom jàmm salaam sax si turam yi la bokk di yebal ay nit ci koo xamante ni daf koy diir mbagg ne moom yàlla la ne leen bu ngeen demee na ngeen ko respecté wax ak moom bu leen utiliser violence Moussa dem def li ko yàlla wax moo ko Haaruna Firawna bëggul jàmm mais après fan lañ mujjee dañoo jàmmaarloo mu torox ñu renverser pouvoir am yonent bi tamit kazalika naka noonu jàmm la oote woon mais nit ñi ñoo ko doon fekk di ko attaqué guerre mu résister te bu sañoon loolu du am parce que diina ji diina jàmm la yonent bi ko yàlla yónnee def na ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas dama la yónni ci nit ñi pour nga indi jàmm dama la yónni ci xeet yépp amul xàjj amul seen amul nit ku weex amul nit ku ñuul amul nit ku jaune kon Macky Sall ñun oo nañ la ci jàmm ba sonn mais uyu wooñu yow da ngaa violent bëggoo jàmm yàgg ji nga àndal comme bëggoo jàmm nag waaw mbir mi fu mu yem neex du menace du dara baax na jërë ngeen jëf jaajëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.